Bismillah ci xibaar yi Baye Modou Fall ñu gën koy xam ci Boy Djiné ne jàpp nañ ko teg nañ ko loxo ci suba tey jëlee fële nga xam ne ni moom moo di ca Missirah di benn gox boo xam ne nekkee foofee ci diwaanu Tambacounda. Gendarme yi kon ñoo def lu ni mel gannaaw bu mu dawee kon ci camp pénal ci guddi fanweeri fan ci weeru mai. Ci xibaar sax nee nañu jotoon naa lijjanti sax ay papiers yoo xam ne nii daanaka ay kayitu Gambien lañu yéenam ak bëgg-bëggam kon moo doon génn réew mi waaye loolu mu jot a antu. ab enquête sax nañ jàpp na ubbi woon nañ ko ci ngir xam anam bi Boy Djiné kon rëccee ca camp pénal. ñu fàttali leen tamit moom jëwriñ ji ñu dénk wàllu yoon ci nguur gi jëloon dogal sax daal di dàq ka nga xam ni moo jiite woon kaso boobule. bon lu jëm ci xibaar bi incha allah rabbi dañ ci dellusiwaat ci sunu yeneen i jotaayu xibaar. Infirmier sage-femme ak technicien communautaire yi nekk foofee ci diwaanu Kédougou mbetteel la ñu am gannaaw bu ñu xëyee kon dem ci hôpital bu bees bi ñu fa jëmal duppee ko Amath Dansokho fekk fa yeneen liggéeykat yu bokk ak ñi dëkk ci dëkk ba. bootu ci syndicat bi ñuy duppee SDT 3S ñoom liggéeykat yooyu la dañu jàpp ne nguur gi daf leen a war ndax la ñu def waxuñu leen ko woon du ma topp diw nag daf fekk ne barab ba ngeen jëm moo soriwut njumte gu ni mel la ñuy sàkk ñu jubbanti ko defuñu ko fii léegi fan yu ne dañ leen dégg dañuy dem ci diwaanu Kédougou fekk fa Suli Brahma Dabo. dem ci biir région bi ñu fekk leen fa malgré jafe-jafe ñu fa jànkoonteel infirmier sage-femme d'État ak i technicien communautaire ñu fi liggéey amoon nañ yaakaar ci projet de recrutement ñu fi annoncé woon waaye tey résultat ñu fi dégg nag ci projet ISMEA métti na leen. conditions yi AMIS ISMEA tëraloon mooy plateforme bu mu joxoon pour ñu remplir nañ plateforme ba am seen numéro te recruter wu ñu leen léegi nag ñun dañu ne le recrutement est avant tout local. Pourquoi à Kédougou on nous laisse nos communautaires bëgg ñoo parachuter ay infirmiers ay sages-femmes ay techniciens alors que ce personnel là am nañu ko fi te amuñu ay contrat. kii di Yabou Cissé présidente de l'association nationale des sages-femmes d'État du Sénégal nee na daal du dëgg du yoon. vraiment kontaan nañu ci hôpital bu bees bi mais une chose dañu ne woon hôpital bi buñ ko ubbee. recrutement local la ñuy def dañuy recruter ñoo xamante ne ñu ngi ci zone bi yàgg nañ fi def nañ fi 12 ans 13 ans 14 ans même mais à notre grande surprise ñun fekk nañ nu mu tuddati personnel bi en place te recrutement dossier yaa ngi fii tegu nit ñi yëpp déposé nañu mais recruter guñu kenn. je pense que c'est pas normal personnel bi damay ne ils sont lésés bu ñu waxee données kii nu mu tuddati ñu joxe ay données nous sommes les premiers nous faisons partie des premiers programme élargi de vaccination nous sommes les premiers mais à chaque fois bu recrutement amee dañ ñuy fàtte. ci li ñu jot dëgg nag du ñu mës a dellu ginnaaw nañ dem Beñeer Kédougou Suli Brahma Dabo Assane Sané pour la radio télévision Walfadjri. jaajëf Suli Brahma Dabo ñu ngi lay sant di la gërëm kuréel gi ëmb sage-femme ak infirmier yi nekkee foofee ci diwaanu Kédougou kontaan nañu benn yoon ci Abdoulaye Diouf Sarr muy jëwriñ ji nga xam ne nii moom la ñu dénk wàllu santé ci nguur gi li tax kon mu lànk du leen recevoir keroog ba mu fa dikkee ak njiite réew Macky Sall moom la ñu xamul fan la ko teg Yabou Cissokho moo jiite kuréel googule am na ci ay leeral yu mu ci indi ñu teewlu ko ci micro Suli Brahma Dabo. na loo xamante ne mu ngi am ci région bi c'est pas normal président bi ñëwoon na le 31 bi Kédougou ak ministre de la santé demandé nañu audience bien avant ñuy ñëw mais ministre bi nanguwuñu recevoir je pense que loolu du yoon ministre de la santé bu ñëwee ci dëkk les personnes concernées surtout dafa war a toog ak ñoom xam seen problème tey médecin et MCR mun na wax suñu problème mais xamul réellement lu ñuy dund sur le terrain personnel bi moo war a toog li ñuy dund ci terrain bi ñu wax ko tey malade bu ñëwoon tey ak feebaram mu ne sama bopp day metti malade bi moo mën a expliquer mettitam mais keneen mënul ñoo expliquer mettitu malade bi je pense que loolu la ñuy ñaxtu tey. wax naa ko sànq ci bopp xibaar yi bu amee ñu bëggatula gis Mamadou Racine Sy ci bopp IPRES ñoom ñoo di retraité yi nekkee fu fekkee diwaanu Tëngéej am ndaje mu yaatu kon moom la ñu amal di sàkku si njiité réew Macky Sall mu jàpp si yàlla jëlee ko fa ndax nekk lu leen fa li tax kon mu lànk ne kon du leen jàll du leen jox fukki % yi nga xam ne nii moom la leen njiité réew Macky Sall diggoon ci seen i pension moom la ñu xamul fan la ko teg Bandelo moo wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Nazib Sagna. ñun ay retraité lañu fa amoon jamono sunu président de la république Macky Sall yokkal nu 10% yi dem ba nekk 10 mois Racine Sy mi nga xam ne mooy président conseil d'administration bi xaaj ko ci digg bi jël 5% yi jox na ko 5% yi des mu téye ko 5% yooyu nag dem na ba nekk ñaar fukki weer ba léegi nag ñu ngi xaar pour mu rappeler nu ko loolu naqari nañu ñun retraité yi dañu sonn
parce que dañuy am ay salaire dérisoire la ñu am salaire yu néew doole. que saako ceeb cher na xandi diwlin cher na suukar cher na lépp cher na. président Macky Sall war na wax seen mbir yokk salaire yi ba mu baax. le 15 ba le 15 la ñuy fayeeku dafay yéex. le 5 ba le 5 un mois la. moo nu gën a arrangé que ñu ñu yóbbu ba le 15. ñun nag retraité yi suñu sonnee rek Racine Sy moo tax mu sonn. kenn waratunoo tuddee ay retraité ay maltraité lañ war a tuddee parce que on nous traite très mal. ñii ay liggéeykat lañu di liggéey ci port autonome bu Dakar lañ fay nekkee daanaka dañ ne waaye daal lañ fay dund jaam yi sax nee nañ dund ñu ko woon ak tubaab yi de ay nit ñu ñuul ko ci ni ñoom ñoo fa nekk di leen exploité di dundee sa ñàkk benn tonne saako ceeb bu ñu wàccee wala ñu yàpp ko ci camion juróom-ñetti fukki dërëm kese lañ leen ciy fay muy lu métti lool tax ñu jël dogal daal di banque seen yoxo di sàkku nag ci njiital réew Macky Sall mu wax si El Hadji Samba Cissé moo wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Moussa Sène. parce que réew mii di Sénégal tey li ñu gis ñun ndaw ñi mooy ndaw ñi nga xam ne ñoo fi nekk di liggéeyu doole ñoom ñoo gën a sonn ci réew mi ñoom lañ gën a doyadal ñoom lañ gën a teg def ne ñoom tekkiwuñu dara te ndaw ñii ngay gis tey bu réew mi ndaw yi réew mi yëpp meloon ni ndaw ñi kon réew mi weesu na fii mu nekk tey. ñu mënoon a sàcc ji mënoon a agressé ji mënoon a def n'importe comment ñu opté wu dundee seen ñàkk. di ñëw ci port de Dakar bii fas seen jom mu guddi mu bëccëg muy naaj muy taw ñu ñëw fii ci port de Dakar bi di liggéey pour dundal seen i njaboot ñu dëkk ci di leen exploité guddi ak bëccëg ñu di ñu seetaan li nga xam ne nag mooy sunu jafe-jafe lan rek la mooy liggéey bii nga xam ne ñun ñoo koy liggéey muy wàllu mandébar di yenu saako ak di ñëw saako ak di charger camion ak di décharger camion dafa am lu ci xew loo xam ne mu ngi fii ci biir port bi état de Sénégal di ko seetaan ñu di ñu exploité te kenn waxut ci loolu lañ bëgg mu feeñ pour état man ñu cee dimbale moo di lan mooy liggéey bii ñuy liggéey saako bu ne 20 francs lañ ñu koy fay xam nga ne 20 francs nga di ko fay nit ko xam ne dafa bàyyi njabootam bàyyi lalam bàyyi léppam ñëw dugg ci port bi liggéey nga di ko fay saako 20 francs 20 francs pour 10 personnes soo ko calculer tonne baa ngi ci 400 francs 400 francs yooyu boo ko diviser 10 personnes kenn ku nekk mu ngay am ñaari 15 ak genn wàll dama ne loolu dafa ñaaw te dafa daw yaram tey nag problème bi mooy lan mooy arrêté nañu port bi depuis dimanche benn gaal liggéeyut parce que mane bari dañ leen xeeb nee nañ amuñ benn droit ci port bi mais mane bari am nañ droit ci seen bopp. lépp dëgg la mais Macky Sall mooy ndey bi liggéey dañoo bëgg mu gëstu port bi jege ko. comme liggéey yu bare fii ci Sénégal liggéey uude bu ñu deful ndànk dina won ni ndax ña cay liggéey nee na gisatu ci seen bopp jumtukaay yi ñu aajowoo ngir defar ay dàll dafa cher ba jamono ba jéggi dayoo teg ci chinois yi ñëw taxaw ci seen wet ci seen xef kon ba lu ñu war a jaay ñetti téeméer ñoom ñu jaayee ko ñaari téeméeri dërëm artisan yi ne situation bu metti moom la ñu nekkee tax sax ñu samp laaj bëgg a xam ndax ñoom am nañu jëwriñ ju leen jaboote ci nguur gi waa am déet Ndiaké Mbaye Mami Kanté reportage. métier wuude doon lu ñuy doonante ci Sénégal ñu bëri ñuy yëngu ci mille métier te doon ne ko ci seeni waajur di ñu xamal ne liggéeyum dàll bi doxatul. dafa gën toog rek dafa gën toog avant xam nga tane woon na mais depuis bi feebar bi ñëwee léegi yàlla xam ne dafa gën toog daal waaye nag ku amul lu la gën a am la fa sës te ñun xamuñu lu dul xam nga métier mi quoi. yile wuude jàpp ni seeraayu jumtukaay yu ñuy liggéeyee ak marchandise chinois yi mooy li leen gën a yokk ay jafe-jafe. gis nga carax yi léegi pour nga jaay ko ñetti téeméer sax problème la lépp lu ñu koy indil mooy chinois yi parce que daal boo liggéey di ko jaayee 1500 chinois yi liggéey ko di ko jaayee 1000 francs wala 800. plus matériel bu cher parce que depuis Covid ba léegi matériel yi ñuy liggéey yëpp dafa manqué den bu ñuy liggéey amatul lees bi day manqué te yëpp mu ngi jógee Chine. joxoñ nañu baaraamu tuuma autorité yi te di leen woo. ministre bi duñ ko gis duñ ko dégg balaa ñu lay gis rek politique moo taxaw nga ñëw fi ñu ngi am fi ay problème yoo xam ne yu dul jeex la. comme ñun ñu jàppale ñu si lan waxul leen comme ñoom ñu jël xaalis financé ñu wala dara liñ bëgg si ñoom mooy matériel yi nga xam ne ñu ngi koy liggéey mu ngi ñëw ñu dimbale ñu bu ñëwee port ñu dimbale ñu teel ñu ko bàyyil mu yegg si ñu mën ko liggéey sin waaye tamit waxuñu génnee leen parce que des fois ñoom ñu ngi fiy dugal seen alal kon bu ñuy ñëw kii la mais nañ leen teg ay sart yoo xam ne ni bu ñu ñëwee au moins ñun bu ñu leen mënul gën a yombale daal ñuy tolloo ak ñoom.
xarañteefu wuude yi kenn dootu ko lam-laame moonte ñii di ci yëngu ba léegi gisuñu ci seen bopp ci diggante ñàkk client ak seeraayu jumtukaay yi ñuy jëfandikoo seen jafe-jafe foo ko natt rek weesu na ko. jërëjëf soxna Ndiake Mbaye Toggal Ndiaye di benn gox boo xam ne nekk foofee ci arrondissement bu Sakal nekk foofee ci diwaanu Louga jafe-jafe yi ñu daan jànkonteel ngir am ndox mu ñu naan dañ jàpp ne tey ji woon ni na conseil départemental bu Louga moo génn ci gafagam xaalis bu takku daal di leen raccordel ci tuyau bi nga xam moo bàyyi ko fële ci Lac de Guiers gannaaw nag bañ ko sante gërëm ko ci jëf ji askanu Toggal sàkku nañu ci Amadou Mbéri Sila mu dimbal leen ci courant ak yoon dañuy dem ci diwaanu Louga fekk fa Omar Kayre. coono wutum ndox jeex na ci Toggal Ndiaye fare ci commune bu Sakal waa dëkk bi bu ñu daan wuti ndox faaw ñu dem rooti ci teen yi ngir nag teggil leen coono bi conseil départemental bu Louga génne gafakaam ngir dëkk bi ñu raccordé ko ci réseau Lac de Guiers. wóor na ni nii ndox mënut a ñàkk kon boo ca lottee ku la dimbali ba andili ko mënoo koo fay. bu fekkee fi mu ne Toggal Ndiaye ndox maa ngi fay wala ngaan du kenn ku tullu njiital réew mi Amadou Mbéri Silla di président conseil départemental bu Louga ne Macky Sall li ko tax a jóg du lenn lu dul dëkk bu nekk ci Sénégal am ndox mu doy. KMS 3 boobu président Macky Sall xalaat ba teg ko moo waral tey ndox mi ñëw fii ci Toggal ndax moo bët kër Momar Sarr ba Ndakaaru yaatal ko ubbi ko ngeen ndox mi dem bu nu yàlla dimbalee d'ici 3 mois 4 mois ndox kenn dootu ko wax ci Sénégal li ci des kay mooy am ay dirigeants yu mat dirigeant yu mën a xam li tax Macky Sall teg leen ci gox yi ñooñu nag ñoo yor liggéey bi nga xam ne ñooy décentraliser ndox mi. dëgg la jafe-jafe ndox jeex na ci Toggal waaye dëkk ba léegi dugg fa jafe na ndax ñàkku yoon courant tamit amu fa. mbir yi jërëjëf mën naa ne li seen too waa Toggal dara waaye nag dëkk bi jaa ko xoolal sa bopp gis nga ni mu mel lu bare manqué fi duñ ko jooy kenn ku dul sa jëmm. Amadou Mbéri Silla ne plaidoyer bi dina ko porter ba saafara am ci. courant bi dana ko ñëwee yoon yi dana ko ñëwee jàppale leen le président Macky Sall gunge ko. sous-préfet bu arrondissement bu Sakal ñëwoon présider cérémonie bi rafetlu na doxalinu conseil départemental bi moom Awa Bokum mi jàpp ne lii dafa yamook gis-gisu njiital réew mi Oumar Kayre Louga Walfadjri. jaajëf Omar Kayre wax naa ko sànq léegi moom wér na Kër Massar def nañ ko mu doon ab département njiital Macky Sall kon xaatim na décret bi koy yoonal Oumar Gueye miy jëwriñ ju ñuy dénk wàllu tëralinu gox yeeg diwaan yi ak Antoine Félix Diome miy jëwriñ ju ñuy dénk waare kaaraange bi réew mi doon nañ ci jëne sànq ak taskatu xibaar yi Antoine Félix Diome am na ci ay kàddu yu mu ci rotal ñu teewlu ko ci micro xoxandom. décret yi bi ci jiitu mooy Kër Massar nekk na léegi département Kër Massar léegi ñetti arrondissement la arrondissement bi njëkk mooy arrondissement Yëmbal nga xamante ni Yëmbal Nord ak Yëmbal Sud lay dajale nga xam ni dinañ am sous-préfet beneen arrondissement bi day doon arrondissement wu Malika ñu boole Malika ak Kër Massar Nord mooy fi village traditionnel bi nekkoon ak yenn quartier yu ko wër beneen arrondissement bi day doon arrondissement Jaxaay nga xamante ni Jaxaay lay doon ak Kër Massar Sud Kër Massar Sud fi ay numaa di nekkoon Alaaji Paate Camille Bass ak yeneen cité yi nga xamante ni ñoom ñoo ko wër ñoom ñooy nekk arrondissement wu donc Jaxaay bu leelu weesoo tamit bu ñu demee ci département Rufisque wax nañ ko léegi am na ay arrondissement yoo xamante ni am na fa te amu foon arrondissement wu Bambilor moo fa nekkoon day jëlaat turu arrondissement wu Sangalkam arrondissement wu Diamniadio amul woon dañ ko créé commune yi nga xamante ni mooy nekk ci biir mooy Diamniadio Sébikotane ak Yène Rufisque Est nag arrondissement boobu moom du bouger boo demee Guédiawaye benn arrondissement la Guédiawaye gépp amoon nga xam ni préfet moo fa nekk mais amul sous-préfet département de Guédiawaye léegi ñaari arrondissement la arrondissement Sam Notaire ak arrondissement Wakhinane Nimzatt boo jëlee arrondissement Sam Notaire li fa nekk mooy Golf Sud commune Golf Sud ak commune Sam Notaire nga dem Wakhinane Nimzatt da nga fay fekk Njaareem Limamoulaye Médina Gounass ak Wakhinane Nimzatt. Antoine Félix Diome Amadou Serigne di ko xam ne ni xam-xam du màcc ci wàllu mairie ne di ko xaw a jaaxal daal ci mbir mi mooy di tax coppite yi ñu yemale ko ci dëkk bu ci mel ni Kër Massar Guédiawaye ak Sangalkam kese ndax commune yu ci mel ni Malicounda ak Gando ñi ngay dund injustice bi Omar Gueye doon dund ci Sangalkam te kenn jubbantiwu ko Amadou Serigne ñu teewlu ko ci téléphone Pierre Edouard Faye.
ñun ñëpp nangu nañ ne acte 3 bi muy ñëw si ay objectif am li ko taxoon a jóg mooy joyanti dagg bi ñu dagg suufu Sénégal def ko ay commune ñu gis ne am na si yoo xamante ni yanuwul woon maanaa loolu nag bëri na si Sénégal gis nañ ko comme niñ ko waxee si décret bi gis nañ ko diggante Bambilor ak Sangalkam ndax boo quitté woon kër Daouda Sarr kër Ndiaye Lo yaa ngi si biir commune de Bambilor nga daw gu Njaxiraat yaa ngi Sangalkam nga traversé village Sangalkam traversé village Noflaay da ngay dem duggaat commune de Bambilor loolu incohérence la yanuwul woon maanaa moo tax dañuy nangu gouvernement bi jël ay dogal pour joyanti ko li ñu jaaxal kañ mooy lan moo tax ñu yamale ko foofu rek ndax bu fekkee da ngay gouverner da ngay jël ay dogal pour réew da nga koy jël pour ñëpp li ñu jaaxal kañ mooy lu ni mel am na fii si Malicounda am na sa Gandon lu mel noonu la ñuy gis sa Gandon sorewul lool Ndar balaa ngay dugg Ndar Gandon ngay jot di nga traversé Ndar ba mu jeex si route université bi nga fekkaat fa la commune de Gandon te yii ma lim nii du ñu jeex Sénégal li ñu jaaxal kañ te jaaxalaat ñu mooy lu tax ñu yamale ko rek si Sangalkam ak Bambilor nga xamante ni fa la ministre bi def loolu nekk na lu ñu yéem te bu fekkee joyanti moo leen tax a jóg lu ñu joyant bëri na si Sénégal. ci diggante 2015 jàpp 2021 lu ci tolloo ko junni ak ñaar fukk ak ñetti doomu aadama lap nañ ci géej jëlee brigade nationale des sapeurs pompiers ñoo génne sifar bu ni mel li ko waral nag moo di li ëpp ci askan rawatina ndaw ñi dañoo lànk ni kon du ñu jëfee santaan yi nga xam moom lay bàyyi ko ci ñoom te mooy ñuy bañ di sangu ci tefes yi nga xam dañ ko aayee Pathé Mbengue amal na ci ab taxaw seetlu ñu teewlu ko. lépp 372 000 doomi aadama la ñuy nemmeeku nekk dinañu lab ci géej gi at mu jot loolee di ay kaddu yu tukkee ci organisation mondiale de la santé ci diggante atub 2015 ak 2021 lu tolloo ko 1023 doomi aadama jot nañoo ñàkk seen bakken fii ci Sénégal loolee di ay chiffres yoo xamee ne que mu ngi tukkee ci brigade nationale bu sapeur pompier bu Sénégal waaye it di wane toyo ak tolluwaayu loolee nga xam ne moo aju ci wàllum noyade muy bi maanaam doomi aadama yi di ñàkk seen bakken ci géej gi donte am na ci yenn ci ay mesures préventives yoo xamee ne que nguur ak Sénégal dina koy faral di jël at bu jot andi ci ak collectivité territoriales yi ak maître nageur ya nga xamee ñoom la ñuy faral di nemmeeku te ñuy toog ci yenn ci ay plage yoo xamee ne que yu ñuy aaye ñu fay sangu la fii ci Dakaaru yenn ci ay waax yoo xamee ne seetlu nañ ne que dañoo aaye ñu fay faral di sangu laskan yu gën di doxantoo bu ci mel ni que Institut Pasteur Lat Dior Géeju Soumbédioune Université Mermoz Almadies Le Virage foofee sa Hann Parcelles Assainies unité 10 15 ak 19 ca Géejawaay Malika Tëngéej Thiawlène Jokkul Cap des Biches Mbao ak géej bu Bargny beneenub seetlu boo xamee ne que jot nañ koo def mooy lu ëpp ci ay plage yoo xamee ne que dañoo nangu ñu fay faral di sangu dañ koo faral moomale ak ñenn jamonoy tàngoor di dëkk fekk ay fan ñu néew ñu seetlu ne que am na yenn ci ay plage interdite yoo xamee ne que askan wa nga fay tàmbalee dem jëwriñ bi ñu dénkoon wàllum biir réew mi ay jamono ci ginnaaw di Aly Ngouille Ndiaye dikkoon ci lan mooy responsabilité ñooñee di waajur yi waaye it bokk moomeel yi ban taxawaay la ñu war a am ci phénomène bi waaye it beneenub laaj di samp moom mooy lan mooy responsabilité nguur ci kaw privatisation mooy bi maanaam yenn ci ay waax yoo xamee ne que mën nañ faa dem pour seetlu ñu koy moomale yeneen ci ay doomi aadama. jërëjëf Pathé Mbengue ñu ngi lay sant di la gërëm àndandoo nag amatul léegi ndax téléphone portable yi du góor du jigéen du mag du ndaw kenn ku ci nekk rek ma nga mëntul a génn te ànd yóbbaalewul portable am donte le sax am na ci sax ay benn yu ko mën a muñ waaye li ëpp daal ci ndaw ñi nee nañu mëntuñu dund daal sans téléphone portable Ndeye Anta Dieng Pape Samb reportage. muy lu ñu seetlu ndaw yaa ni gën a bëri di tàkkoog lool seeni téléphone du benn simili bu ñuy tàggoo ak moom ca kër ga ca bureau bi ca bus yi wala sax ci mbedd mi téléphone mooy seen àndandoo saa su ne muy ab takkoo bu étudiant bi wedd. Des fois tu n'as pas l'habitude de poser ton téléphone. man sama téléphone portable dama koy jëfandikoo saa su nekk tàmm ma nag toog bañ koo jëfandikoo xalaatuma ko sax xam ngeen ni téléphone portable nag dafa bokk ci xarala yu yees yi kon yittewoo nañ ko lool ba ma toogee nag bis boo xamante ni jëfandikoo ma li ni mel sama téléphone portable damay mel ni ko dof. Je serais complètement fou quoi. Amadou yegg ba ci ne bu àndul ak téléphone am day mel ni ku réer. parce que téléphone léegi moo nekk loo xamante ni dafa bokk ci nit quoi man dafa bokk ci man. su ma toogee benn jour boo xam la benn minute rek su ma toogee wala mu koy charge sax te laaluñ suma téléphone sax damay am problème. mu wutee loog ak Yacine moom ne ñàkk ànd ak téléphone am du ko wàññi dara. bien sûr mën naa toog ne te laaluma téléphone dëgg la xam nga kenn ku nekk ak lim la jaral ak yooyu noonu nit ñi moom jàpp nañ téléphone moom boo ko yoreetul moom. nekkatoo ci temps bi ak yooyu noonu mais kenn ku nekk li nga xamante ne moom mooy sa vision par rapport li ngay xaar tamit ci téléphone ak yooyu noonu genre moo tax yenn saa yi moom damay préférer bàyyi téléphone bi parce que xam naa après
bu ma ko gënee takk après lu ma mën a indil daal looloo tax. ñàkk ànd ak seeni téléphone nekkul lu yomb ci ndawu tey yi ñu ëpp ci ñoom mënuñoo tàggalikook bii la jumtuwaay bii jël lu bari seeni temps.